jërë ngeen jëf mbokki ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fees te ñu am yéene faram-fàcce ko ñetti doomi aadama ñu mujjee ñàkk seen bakkan ci manifester wala sax ci jàppante yi amoon démb ca Tambacounda doxoon ci diggante militant coalition Benno Bokk Yaakaar yi ak seen naatangoo yi ànd ak PUR gannaaw nag ba ñu joxañ a baaraamu tuuma professeur Issa Sall ak ñoom luy njig njaaga ñooma procureur de la république autosaisiru na yabal ay alkaat yi ngir ñu teg loxo doomi aadama yi doon wattu kaaraange Issa Sall dañ leen a summi ba ñu set wecc yeew leen yóbbu gendarmerie ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii di Alassane Diallo jàppante yooyee taskatu xibaar yi mucc ñu si benn yoon ba oto bis ba ñu nekkoon moom la ñuy jàpp taal ko jot nañ cee gaañ ñenn si ñoom yóbbee taskatu xibaar yi yëkkati seen kàddu kon di koy ñaawlu teg sax di sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel ñu jël ci ay matukaay ci biir xibaar tam daa ngeen ciy dégg leeral yi nga xam ne ni moom lañ ci indi lu ni mel moo tax sëriñu daara yi fekk baax fële ci diwaanu Sédhiou profito ci bëccëg yi ñu doon amal fële ci yëmbal ngir sargal gën ji mbindeef Muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ñaan ngir jàmm am ci yile élection ci biir xibaatam daa ngeen ci dégg leeral yu tukkee ci kii Théodore Semedo bon mbokk yi lii mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi laata ñoo tàmbali Cheikh Ahmed Tidiane Gomis maa ngi lay nuyu. waaw Seydina Omar Ba maa ngi lay fay. lan moo gën a fës ci wàllu tàggat yaram. football Ligue des champions ak CAN U20 buñ ci digee wax Ligue 2 sénégalaise loolu moom moo gën a fës ci li nga xam ne moom mooy xibaaru tàggat yaram bu tey. des champions Paris Saint-Germain. Manchester United. asula jaajëf waay. kon mbokk yi bismillah ci xibaar yi wax naa ko sànq ñetti doomi aadama ñoo mujjee ñàkk seen bakkan ci jàppante yu métti yi nga xam ne meeku nañ ko ni ki démb fële nga xam ne ni moom moo di ca Tambacounda te mu doxoon ci diggante militant yi nga xam ne ni ñoo ànd ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar ak seen naataango yi ànd ak PUR gannaaw nag ba ñu joxañee ab baaraamu tuuma professeur Issa Sall ak ñi mu àndal ne luy njiig njaaga ñooma procureur autosaisiru na jël na ay alkaati yabal leen ñu dogale convoi Issa Sall jàpp ñi nga xam ne nii daanaka ñoo doon wattu kaaraangeem dañ leen summi ba ñu set wecc nangu gànnaay yi ñu amoon yeew leen daal di leen jangate yóbbu gendarmerie yi dañuy dem foofee ca diwaanu Tambacounda fekk fa Alassane Diallo. am ñu ci teg loxo mu doon ñi di saytu karange candidat bi di responsable parti bi di PUR bokk ci jongante yi di tàbb njiiti réew mi gannaaw ba Cheikhou Keita génnee àdduna ci diwaan bi élément escadron territorial bu gendarmerie bu Tambacounda wuteli Kidira doon diwaan bu ñu jàppee élément yi waaye takk der yi daal di arrêté cortège Issa Sall doon wuteli Bakel teg loxo ñuy saytu karange candidat bi summi leen ci àll bi daal di nangu seen gànnaay laata ñu leen di mënate yóbbu leen ci brigade gendarmerie bu Kidira ci sunuy xibaar ñu daal di indi élément sécurité candidat Issa Sall xaaju guddi ci diwaanu Tambacounda ngir auditionné leen di fàttaliku diwaanu Tambacounda tàngoon lool ci altine ji ndax jàmbaarloo bu dox ci diggante partisan candidat Issa Sall ak jeune militant Benno Bokk Yaakaar ñaari nit ñàkk ci seen bakkan ku mu jékki faatu booru ñaari waxtu ci bëccëg doon yoo ci Cheikhou Keita gannaaw ba ko woto convoi bi fële mu daanu daal di jaar ci kawam te ku njëkk ki doon wuyoo ci Ibou Diop ñu faat ko gannaaw ba càmbarloo bi tare ci diggante élément yi di saytu kaaraange Issa Sall ak ndawu Benno Bokk Yaakaar Alassane Diallo Tambacounda radio télévision Walfadjri yi. jaajëf Alassane Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm jàppante yooyee nañ jàpp ni ñi taskatu xibaar yi mu ci si benn yoon bus ba ñu duggoon moom la ñu taal jot nañ si sax gaañeen ci ñoom yóbbee ñi nga xam ne ay taskatu xibaar la ñu yëkkati seen kàddu di koy métti lu teg sax di saako ci kilifa yi ngir lu ni mel bañ fi amati la ñu bëgg daal mooy kaaraange taskatu xibaar yi ñu yokk ko Moussa Sène amul na ci ab reportage yu teewlu ko. yee fitna gi nga xamante ni moom lañu nemmeeku ci taskatu xibaar yi neexul benn yoon ñi nga xamante ni ñooy responsable rédaction yi ba tax rek ñi siy àddu di ñaawlu li ni mel la. li ma xam daal mooy journaliste yi convoi bi ñu nekkoon attaqué nañ ko te attaque bi si ñoom la dal am na si juróom-ñett yu am ay gaañu gaañu am na si ñaar ñu seen gaañu gaañu xaw a tar ñoom ñëpp boo nag compté mat nañ 27 journalistes. ci sama gis-gis lu ñu war a wax ci wàllu fitna ji yeewu ci campagne bi mooy ñëpp a war a ànd muy journalistes yi di candidats yi di militants yi ñëw ci seen bopp
di képp koo xamante ni rek ab sénégalais la ñëpp àndandoo dàq violence wan ko ginnaaw ni ànduñu ci cautionné wuñ ko te duñu def dara loo xam ne mën na koo jur mooy li njëkk ndax violence di fitna jooju mën ngaa xam fi muy tàmbalee waaye mënoo xam fi muy yem. buñ sokkandikoo ci Makumba Bey bu RFM li nga xamante ni moo di groupe Futurs Médias daal dinay jël ay dogalam ni rek équipe bi yëpp la ñuy wàññi ñu ñibbi ba coow li fay. benn ci dogal yi njëkk yoo xam ne groupe Futurs Médias jël na ko mooy ay envoyés spéciaux yi mu yabaloon ñu topp candidat PUR Alaaji Issa Sall dañ leen di indi ñu ñibbisi ñu xoolaat ba pare ndax daray àdduna jarul bakkan ba ñu ñëw ba ñu xoolaat ba pare ba xam nan la ñuy mën a toogaate ndax kaaraange gi ñoom dinañu ko mën a yokk wala keneen kan moo koy mën a yokk ba ñu leen yóbbul daal ñu dem ci jàmm ñibbisiwaat ci jàmm ndax kenn ku ci nekk da nga fee wàcc say njaboot. président SYNPICS moom nekk li ko ñor rek mooy taskatu xibaar yi am sécurité bu doy ba mel ni candidat yi nga xamante ni ñoo war a présenté wu élection présidentielle yi la. soo ba léegi suñu action yi ñu doon def yëpp mooy xool nan la leen di sécuriser donc suñu liggéey depuis ce matin bi ñu ko yëgee mooy. jokkoo ak préfet jokkoo ak gendarmerie jokkoo ak ministère de l'intérieur pour xool nan la ñuy def pour envoyer fa benn élément équipe de sécurité équipe bi dem sécuriser leen jëlee leen foofu donc loolu moo nekkoon suñu liggéey te loolu tamit mooy nekk suñu liggéey ci bés yi di ñëw ndax sécurité journalistes yi mooy li ñu ñooñ mooy li ñu soxal ñun. yee fitna gi ñu nemmeeku journalistes yi neexul benn yoon patron de presse yi ba tax rek ñuy naan violence yi ni mel na dàkk buñ bëggee wéyal li nga xamante ni moo di campagne électorale yi tey woote ñuy ñaan rek ñi nga xamante ni ñoo ŋànk wàllu woowee ñu daal di sécuriser seen éléments yi ngir rek campagne bi mën a jaaree yoon ndax information bu waay jot ñooma. jërëjëf Moussa Sène ñu ngi lay sant di gërëm lu jëm sax ci fitna googu nga xam ne nuyoo si na ci géew politique bi askan wi yëkkati nañ seen kàddu di koy metti lu teg si nag di sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel ñu jël ci ay matukaay ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Mélanie Aminata Samb. dañ koy déplorer tout d'abord parce que rafetlu wuñ ko ci benn yoon parce que période campagne la ñu nekk kenn ku ci nekk am nga droit manifester sa candidature sans pour autant que nga bañ a indi violence boo xamante ni daal ay nit dañ ciy doxe di ci ñàkk seen bakkan. Sénégal dafa nekk dëkk boo xam dëkk démocratique la dëkk républicain la te si tamit dañuy exclure toute forme de violence venant de tous les camps nag mu dem que toi président sortant ou bien PUR parce que ñun ñëpp bu ñu xoolee après ñun ñëpp nous sommes tous des Sénégalais donc ñu ñoo bokk lu ñuy ut. amuñ droit di laal journalistes yi. def violence waaye nag au pouvoir itam fit bu ñu am. ba ñemee def violence yi loolu la ñu war a lijjanti réew mi nag loolu mooy seen problème bi yëpp lenn la mooy ñaari réew moo xam ñenn ñi dañoo am fit ngir lan ñoo nekk ci pouvoir bi ñenn ñi nag amuñ fit ndax lu tax toujours ñu ngi leen di napp. ñun ñëpp benn lañ lii dara jaru ko fi àdduna amul solo daal amul solo ñun ñëpp benn lañ APR ak keneen ñëpp suñ gañee ñëpp Sénégal lañ dëkk kenn yóbbu ko Europe kenn yóbbu ko feneen ak feneen lépp fii la. élection warul tax ñuy sacrifier doomu aadama yi ñii di ñàkk seen bakken ñii di ñàkk seen borom kër ñii di ñàkk seen pap ñii di ñàkk seen i doom li fa xew tey c'est horrible et vilain daw ñaaw na ba fu ñaaw yem. mu nga wax loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci lenn ci askan nga xam ñoo dëkkee fële ci ñu dëkkee kon fii ci Ndakaaru ñuy ñaawlu violence bi nga xam tàmbale naa nuyoo si ci géewu politique bi lee lu ni mel sax moo tax sëriñ daara yi fekk baax fële ci diwaanu Sédhiou ci dëkk bi ñu naan Tanaf profité ci bëccëg yi ñu doon amal ca Yëmbal ngir sargal gën ji mindeef Mouhamed alayhi salaatu wasalaam daal di ñaan ngir jàmm am ci yile élection ndax lu waay di ñaan te ñaanuloo jàmm daanaka amuloo dara ndaje moomee Théodore Semedo lañ fa yebaloon. bëri na trop ay nit yoo xam ne dañoo ñëwoon teewee bés bi nga xam ne dañ doon sargal yonente Mohamed paix et salut sur lui si diwaanu benn barak Yëmbal Nord. koy jël si téere yàlla bu tëdd boo xamante ni mooy Alquran ginnaaw ñoo xamante ni dañuy taxaw si ginnaawam di ko màggal di màggal bisam boo xamante ni mooy lii moo tax ñu teewee fii tey di ko màggal ñu ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni moomul lépp. yàlla lii mu saxal ko fii. ci ndaje boobu tax ñi nga xam ne ñoo nekk ay sëriñu daara di sàkku ci askan bi daal di moytu fitna ci campagne électorale bi. yàlla nee na fitna bu leen ko yee man yàlla bëgguma fitna ragal leen fitna yàlla defal ñu jàmm yàlla suturaal ñu élection mu ñuy jëmmale ni di ko xaar yàlla na ko yàlla defal si sutura ak jàmm mu fal président boo xamante ni moo ñu gënal. dundu daara yi soxal na tamit ñooñu di yëngatu ci jàngale alquran te bàyyee ko premièrement bu ñu amee foo xamante ni taalibe yi foofu la ñu mën a dëkk
ndaxte doomu aadama mënul dekk foo xamante ni baax na wala mun na si jël jàngoro te boo jugee si yeneen daara yu bëri dañu am jafe-jafe loolu. ba tey jot nañ yëkkati tamit seen kàddu di wax jafe-jafe yu tar yi nga xam ne seen dëkk Tanaaf moom lay dund mooy ci wàllu yoon ñàkk courant waaye tamit ay bérébukaay fajukaay. da ngay jël nit ki si ambulance wala ci kalandoo mu toog diju nga dem ci bag ba newu fa. Il faut appeler les gens piroguer dans leur maison ñu ñëw balaa ñuy accès ça perd du temps. suñu tali yu bëri dafa am ay pax pour nga dugg foofu ak sa oto day jafe ñu ngi koy lancer message mu jàppale ñu si ay yoon yu baax. ay seen wér-gu-yaram ndaxte mooy lépp mooy première si doomu aadama mu jàppale ñu si loolu ak tamit lumière courant dafa bëriwul foofu. ñu ngi koy ñaan tamit mu jàppale ñu ci loolu. bac bi nekkul ci rôle service passager yi comme yeneen dëkk comme Gambie da ngay ñëw rek bac baa ngi fii ngeen fay jàllal loolu amul à Sédhiou loolu mooy suñu enclavement ñun. ñooñu nekk ay sëriñ daara doon def ñaan yooyu ñoom ñu ngi am njort ne ñi nga xam ne ñoo war a jiite réew mi dinañ ñëw saafara seen i jafe-jafe ki la ko yéen fi si diwaan Yeumbeul Nord Théodore Semedo pour Walfadjri. jërëjëf Théodore Semedo bu ñu jógee foofee ci diwaanu Pikine dañuy xuusani dem ba fële nga xam ni moom moo di ca bëj gànnaar réew mi ñi nga xam ne nii ay Mauritanie lañu wala ñu nga fekkee baax fële ci Mauritanie yàlla def kon ñu nekk fii di fi dund ñi ngay nag yëkkati seen i kàddu di xaar ci juróomi candidat yi la nga xam ne nii moom la ñuy dund seen jafe-jafe dafa mel ni que ñoom dañ leen a boolewul ci seen i programme te mu ne day ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne nii daanaka métti na Abdoulaye Diop moo yore seen kàddu am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. waaw campagne bi door na waaye ñun dañu bëggoon waxante candidat yi parce que xool nañu ñu ngi sillonné di dem ba ci biir Fouta bi et le plus souvent du ñu dégg ñu wax le problème des réfugiés négro-mauritaniens yi nga xam ne 30 ans ñi ngi fi ñu yaakaar nag kuy wax jàmm da ngay commencé ci lii ci fi nga xam ne tey jii pétrole ak gaz gën na rafetoon na ci candidat yi wax nu ci seen programme ñun ñu xam lan la ñu dencal parce que ay Mauritaniens lañu boobu ba léegi ñi ngi fi suñuy doom nag fii la ñu juddoo ma yaakaar nag rafetoon nañu toog ak ñun xool lan la parce que Sénégal politique bi muy bëgg doxal def benn plan stratégique c'est pour réfugiés yi jël nationalité sénégalaise te loolu xam nañu dina poser problème parce que c'est un problème de souveraineté parce que le foncier il faut des nationaux et ça il faudrait que ñooñu ñu wax ci ñu xalaat ñu toog ak ñoom waxtaan daal mën nañu jàpp ni yéen da ngeen am ay jafe-jafe jamono yi ci la ñu dëkk ñun kay jafe-jafe doo dégg kenn wax suñu wax et ñun sax li ñu tiital mooy gouvernement bii nga xam ne mu ngi jeex du ci wax parce que ñun yaakaar naa foog mu am courage politique bu nga xam ne ñu wax ak naar yi parce que ñii ñu génn ci réew mi foofu la ñu bokk ñu wax ak ñoom mais su ko Sénégal bëggee régler nii ñun loolu daf ñuy jaaxal te kenn du ci wax xaw ma lu ñuy nëbbu ñun loolu daf ñu jaaxal te nag sooy wat nit da nga koy woo mu fekke ko nga toog nga waxtaan ak moom ñu mën xam ñii lan la ñu fas yéene def ci les réfugiés. ci loolu bëgg ngeen dégg daal candidat yi. bëgg nañ ci dégg trop pour le moment suñu statut de réfugié voté wuñu defuñu dara waaye li ci am solo mooy programme bi ñu xam au juste ñii moom lan la ñu dencal daw làqu yi ndax affaire la bu nga xam ne xam nañ ni mën na yëngal lu bëri quoi surtout ay nit ñoo xam ne amuñu këyit amuñu loolu defe naa ci souveraineté seen. Tivaouane Peulh askan wa fa dëkkee jël nañ dogal ne lu jëm ci seeni ëllëgu dëkk boobee ñoom ñoo ko fas yéene yoral seen bopp gis nañ ne jafe-jafe yi bari na te boobu léegi ñu ngi ci dox ay jéego waaye mënuñoo fexe ba am ci ab safara loolu sax daal moo tax ñu jël dogal ne lu jëm ci seeni jafe-jafe yooyu lee ñoom daal taxaw nañu tembe ngir indi ci ay safara am ndaje nag lañ doon amal Nazib Sagna la ñu fa yebaloon. kuréel bu tudd Mon Pays Mon Avenir def na daje bu ngand fii si Tivaouane Peulh pour mën a waxtaan ak askan wi kuréel boobu nag ñu ngi koy taxawal fii si Tivaouane Peulh te nee na dafa pare jàppale Tivaouane Peulh ngir mu mel ni yeneen communes yi nekk si Sénégal. donc tey jii lu saf mouvement bi mooy dugg si mbirum développement mbirum social si gox bi ak partout à travers le Sénégal donc mais dañuy naan balaa laax jaay nga laax lekk fii la ñu dëkk balaa nga développé goxu jàmbur da ngay développé sa gox ba pare donc pour man bu ma ñëwee fi dëkk fii gis ñi ànd ak population bi yenn problème yi ma ànd ak ay nit yu baax ñu xam ne tey gi ñu ngi fi maa leen nañu ànd boole suñu doole ñu liggéey parce que soo dëkkee genre gox yi nga gis ni mi ngi màgg te gox baay màgg te amul tey gi li tax nit am dignité am dafay causer problème amul par exemple amul ndox boo xam ne nit yi mu nekkaan nit yi ay ndoxu pompe la ñuy naan wala ndoxu teen nga ñëw côté santé soo jëlee fii Namora muy Tafa mi Dar Salaam amul structure de santé
ba pare zone yi oto tey gi ku fa feebar oto mënu laa dugg génne la il suffit ñu teg la saret génne la pour nga mën a génn donc yooyu yëpp nekk ay problème nekk fii si gox bi donc ñi lu ñu tax a jóg mooy liggéey loolu ànd ak ñi fi nekk waa gox bi liggéey pour développer tey gi nga xam ne ku dugg Tivaouane Peulh gi tey gi di nga en fait doo ko ñëwee par rapport ak yeneen gox yi. kuréel bi nag fii la soxee fii si Namora quartier bu nekk fii si Tivaouane Peulh waaye nag Sénégal yëpp la nekk mouvement boobu nag nee na xam na jafe-jafe yu Tivaouane Peulh waaye dina ut ay saafara ñu déglu Ibrahima Sissoko. action immédiate déjà ndox bi c'est la bokk mais faju bi aussi c'est la bokk parce que tey gi soo xoolee amul fu nga xam ne tey gi urgence su fa nit feebaree tey wala dara jot ko mën na ko faj fii nii donc bi fi gën a nekk mi ngi ba si kaw donc ay yaakaar naa ni tey gi loolu sécurité sax baaxu si loolu ndox bi déjà problème de sécurité la xam nga soo ñàkkee ndox déjà ça cause un problème donc ñu xool naka la ñuy xoolee ak ay partenaires yu nekk Sénégal yu nekk bitim réew ak état si boppam xool naka la ñuy ànd ak ñoom pour jéem a xool naka la ñuy développer gox bi parce que loolu rôle état la donc état aussi il faut ñun ñu jàppale nguur si loolu pour que gox bi mën a jëm kanam. askan wi nag bëriwoon nañu si daje bi ñoom lu ñu wax moo di dañu gëm ne kuréel bi na leen jàppale pour ñu mën a développer seen gox fii si Rufisque nañu sañoon télévision Walfadjri. jërë ngeen jëf kon mbokk yi bismillah ñu dikk ak yéen ci xibaar yi nga xam moo aju ci wàllu campagne électorale bi dañ koy tàmbalee fu la ci diwaanu Sédhiou militant ya fa ne te fare ci parti bii di APR ña nga fay tojante ay bopp li ko waral nag moo di fond bi nga xam ne nii moom la ñuy jël daal di koy teg ci loxo maire ba dafay jël fond ya kii moo ko lii mu jël ko daal di koy defaree wotom leneen li ci des mu jël ko daal di koy séddale ay mbokkam mu doon nag loo xam ne ni lu metti la responsable ya fa ne ba tax njëkk seen kàddu di koy ñaawlu dañuy dem ci diwaanu Sédhiou fekk fa Lamine Bayo. ñii di militant Benno Bokk Yaakaar nekk commune Ndiamalakel seen diggante ak seen maire bi am na fa njaxas li ko waral mooy ni que xaalis bu ñu leen joppul ñu xaw war koo campagne am ñoo xam ne dañ koo jiñ ne jël na fa $1 million ne dafay defar otom mu jël fa $2 millions ak lu ci tegoo mu nee na daal da ko séddale ci biir dëkk bi mu doon loo xamante ne ñoom nee na loolu bokkul ci li nga xamante ne loolu la ñu wax ci xaalis campagne ji. bi ñu war a campagne présidentielle maire bi. dafa jël nee na $1 million la jël ci xaalis bi di ko defaree otom d'accord ñu ko. du yoon. dafa jël $2,100,000 mu séddale ko ci commune bi. ci kaw $2,100,000 bi am na 1017. bu ñu war a joxe 400 cap 400 des pièces du village yi ñoom ñu wax ma seetal nu nga ko war a defee ma ko déedéet yéen dama bugg ngeen wax nan la ñu ko war a defee mu wax ma defal nu nga nekkoon yaa ngi def ñun yëpp loolu moo ñu gënal ñu wax ma léegi day par dëkk la ñu fi nekk foofu responsable ak chef du village yi ak des femmes responsables jigéen ku ne dëkk bu ne mu am fu muy war a nekk ba mu 3 millions bi jeeg tak mu des $1 million bi ñu ne ñun ñu dem luye ay 2 minicar xamante ne mooy seen responsable Mohamed Diété bu ñu ko jotee ci téléphone nee na daal xaalis bi niñ ko war a séddale lañ ko noonu mais ci jëf yi gis nañ ñu bëree ñoo xamante ne luñ leen ko wax defuñu ko noonu di xamal ni que rek fii ci région Sédhiou ginnaaw buñ doon tab ay comité war a topp li nga xamante ne mooy campagne bi ak tamit xaalis campagne bi niñ koy séddalee ak ñu ko war a yor doon na loo xamante indi jaxase ci diggante yi nga xamante mu ñëw militant Benno Bokk Yaakaar fii ci région Sédhiou Walfadjri rajo TV Lamine Bayo. Tëngéej comité électoral bu coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom dañoo solo seen daal dem seeti ji ñi nga xam ne acteurs yëngatu ci wàllu napp mi waxtaan nañu ak ñoom dikk nañu leen waaye ndaje mu occasion la woon ci ñoom ñu daal di dal opposition bi wax ne Macky Sall loo ko bañ war koo nangul ne am na loo xam ne jot na koy liggéey ci mim réew dañuy dem ci Tëngéej fekk fa Nazib Sagna. waa APR nekk fii si département bu Tëngéej nag ñoom nag dañ dem daje ak nappkat yi mareyeurs yi ak jigéen yoo xam ne ni dañuy liggéey si géej bi. ñoom nag lu ñu def moo di won jigéen yi que yeneen parti politique yu fi nekk ñoo nekk duñ dara moo tax ñu dóor ci yeneen responsable politique yi yu nekk ay candidats. dëgg la am na ay candidats yoo xam ne ay sénégalais lañu war nañ mën a taxaw mais dama naan candidat dañ leen di peese soo peese expérience yi ànd
ak président Macky Sall du benn. Contrairement aux autres candidats man damay wax ne am na candidat boo xam ne inspecteur des impôts la masul sax gérer defe naa ab direction ku mel noonu nan nga ko war a mën a xalaatee ne da nga koy jox réew. la preuve toujours lu mu wax tey dindi ko ëllëg. kooku vraiment Sénégal war nañu moytu seen bopp si loolu beneen bi mooy bu ñu jéem a nax suñu bopp si wàllu diine ñun ñëpp ay jullit lañu pire nag mais Sénégal tollaguñu par rapport li constitution bi wax si pays laïque ñuy indi ay tarixa wala dara di ko boole si ay affaire élection présidentielle di lancer un appel rek pour que ñu xam ne Sénégal benn bopp la ñaar ñi si des du ma faral di wax si seen wax parce que kenn ki ku sa waajur génn si kër gi te nga ko daan fat nag ndax nag ñëpp xam nañ ne Madické fu Ablaye Wade daan ñëw moo koy fat suñu demee ba kooku mënatoo kaa fat nga ne doo dem këram ndax génn nga sa kër ndax da nga bëgg a làq doom am incivisme bu toll nii da nga naan sénégalais seen carte d'identité yi bi leen di tax a fay ji banque bi leen di tax a demander emploi lakk leen ko man président Ablaye Wade man bett na ma si taxawaayam. pour quelqu'un qui a géré ce pays pendant 12 ans. kii si des nag c'est quelqu'un qui a voulu être 4e président maintenant qui cherche à être 5e mais na mu taxawee sax 5e bi moo tax waxatul Idi 5e président dafa ne Idi 2019 bon c'est une participation honorifique mais c'est la fin de sa carrière politique. waaw après nag ñëwaat nañu si réalisation yoo xam ne ni président Macky Sall da ko def si secteur napp bi. président Macky Sall bi mu ñëwee dafa ne nañu toppatoo le secteur de la pêche et de l'économie maritime. ñiy napp borom gaal yi kuy jënd gaal kuy jënd moteur ñu jox la 1 million mosul am c'est une première. ñaareel bi mooy quai de pêche bu Bargny barke Dembo Ndiaye lañ ko inauguré. Bargny mosul am quai de pêche depuis 50 ans ñu koy demandé ñetteel bi yéen les femmes transformatrices de Ndëppé ñu ngi leen tabaxal aire de transformation mi ngi nii dina egg ak des fours de nouvelle génération. bu ñu xaymaa li ñaari investissement yi daanaka jege na 500 millions de francs CFA. après nag fu mu nekk ne ay porte à porte yu bëri la def balaa seen daje bu mag bu ñuy def le 18 février fii ñëw président Macky Sall fii si Tëngéej refus nañu seen télévision Fatick. coalition Benno Bokk Yaakaar fa la ci diwaanu Touba am nañu nag kàngam gu mag gu taxaw fas yéene jàppale Serigne Mountakha Kane la wuyoo nit la koo xam ne ku jege la xalifa général des Mourides di Serigne Bassirou Mbacké di ki nga xam ne ni moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké loolu kon mu ngi ko xamle moomule di Serigne Mountakha Kane daal jël dogal ne bés ni tey dana fas yéene wàcc ci askan wi gisee ak ñoom ñaax leen ngir ñu fal Macky Sall ci élection présidentielle yi di ñëw ndax lu mu bon ndax moom mi di Macky Sall taaliba murid aqal la Mountakha Kane ñu teewlu ko ci micro Moudou Makhtar Sarr. engagement sama diggante ak président opposition dama koy répété waat la ma sëriñ bi boole ak moom Poroxaan booba kenn xamu ko mu ñëw sëriñ bi dama koy répété waat ni ma nanga ko teral ba ngoon waaye nag engagement politique bi ma jël dama xam ni sedd dina sedd xelu ku tedd ki am na loo xam ni du ma fi mën a egg ci wax ci clarification mais daal dafa am benn slogan bu mu bëgg sax ñu di ko wax mooy jëf jël ñàkk jariñu Macky Sall jëf na dafa war a ñàkk jariñu slogan boobu laa bëgg dorénavant ñu di ko wax parce que liggéeyal na Sëñ Touba dama def mission wër Europe gépp am ñu doon gam-gamle man leen bu leen gam-gamle bu dee taalibe maa ngi leen di confirmer ne taalibe Sëñ Touba bu amul cër la lépp lu taalibe yi def ci yoonu mi ngi koy def ñaareel ba ci des mu sagal noonu ko sëñ Bassirou jël premier ministre am muy taalibe juddoo ci kër gi bokk kër sëñ Bassirou nga xam ni fee Gosaas nga xam ni fa nekk kër sëñ Bassirou nekk ay waajuram ñoo ko jox sëñ Bassirou kon mu sagal ñu ko. ba ma déggee ni sëñ Mountakha dugg na ci politique bi day jàppale Macky sama xel nag ci la nag gën a dal. di xam ni bés ni tey suñu mouvement engouement fas yéene lëkkaloog sa mouvement ñu àndandoo dugg fépp fu ñu war a dugg ku mer dañu la jëli ku xamul ci li ñu ne parce que man ay expert laa àndal ñu yilif ay banque yilif ay projet danañu jëlaat beneen jëlin Touba jël boo xam ni bu Macky amee mandat chômage dootul amal ci Touba.
gannaaw bu mu jëlee dogal ko daal di wàll ji ci njiital réew mi Macky Sall njiital président alliance pour le développement de Louga organisé woon na nag benn meeting bu mag foofee ci diwaanu Louga ngir gën a mobiliser waat ay nitam meeting boobee sax mu ngi ko doon def ci njiital Mamadou Mamour Diallo mi njiital mouvement Dolli moom sax profité ne si daal di sàkku ci askanu Louga ngir Macky Sall ñu joxat ko deuxième mandat dañuy dem ci Louga fekk fa Omar Kayre. gannaaw ba mu décidé liggéey ak mouvement Dolli ngir ñu falaat Macky Sall keroog ci ngoonuk 24 février As Diobé Sylla nekk njiital ADL di Alliance pour le développement de Louga amaloon ab meeting nag ci Santhiaba mu di basam. dama ne li ma def nii mën naa ko fule foo ñu natt rek weesu nañ ko tey nag sama xel dafa dal sama xol sedd parce que y'en a qui disaient que As Diobé bu demee ci pouvoir bi jeunesse bi bàyyi nañ ko xale yi toppatuñ ko kenn nawlootu ko et je pense que aujourd'hui vous avez montré la différence. Mamadou Mamour Diallo di rafetlu ñëw gi nga xam ne njiital ADL bi ñëw na ko ànd ak mouvance présidentielle bi moom njiital mouvement Dolli bi jaare na fa timit ñaan Lougaatois ñu falaat seen candidat bi di Macky Sall bi mu jàpp ne def na lu bari ngir région bu Louga. ku dëggu laay war te As Diobé nii ku wóor la ku dëggu la li ma waxoon président ne ko grand guerrier la wane ni c'est un grand guerrier te am na mbooloo mu doon ci gannaaw kenn mooy laaj réew mi muy son excellence le président Macky Sall waaw dama ni jëlale naa bilan bi mu fi def jëlale naa ko ndax bilan weesuwul fii ci Louga li mu fi def ci wàllu Promoville ñu teg ci suñu bët ci wàllu PUDC ñu teg ci suñu bët lamp yi di tàkk moom la tali yi ñu defar moom la assainissement bi ci dëkk bi moom la projet de financement des jeunes moom la mani kan moo relevé le plateau médical de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye waaye kan moo defar Sénégal. El Hadj Ousseynou Diouf teewe woon tamit ndaje mi moom international sénégalais bi woo na tamit ki nga xam ne moo di As Diobé Sylla mu àndandoo ak mouvement Dolli falaat Macky Sall waaye tamit wéyal liggéey bi ngir Louga bokk ci ville yu émergentes yi. dénk naa la nag suma ñaari leader yi muy sama tata ak suma grand frère xale nga bul nangu ñu sànni la fële te ñii tey ñu bañ ka ñu bëgg ko Louga pour mu dem ci kanam si loxo ñii la nekk. Omar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm kon mbokk yi bu ñu jógee foofu ci diwaanu Louga dañuy xuusandi dem ba fa li nga xam ne moo di ci diwaanu Ziguinchor convergence libérale ñoom jël nañu dogal ne dañu fas yéene ànd ak njiital réew Macky Sall falaat ko Babacar Diaw mi njiital kuréel gi yëkki ay kàddoom ci ab ndaje mu doon seq taskatu xibaar yi di saako ci askan wi ñu teey bu baax a baax ci Ousmane Sonko ndax fal ko wóorul daal ci réew mi Babacar Diaw ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. mooy bëgg bu ñu bëgg président Macky Sall te xam bu ñu xam peuple Casamance nu ñu fonkee président Macky Sall te xam nañ ne dinañ ko réserver ak këy boo xam ne fenn ci Sénégal mosuñ ko réserver ba campagne bi commencé ba léegi. donc loolu moo tax ñu ñëw fii di feddali ko ak militants yi suñu militants yi ñu fi am pour préparer suba bi nga xam ne président Macky Sall dina fi ñëw ñu ànd ak waa Benno Bokk Yaakaar tertu ko tertu boo xam ne bu jéggi dayoo di profiter nag ci occasion bi di wax ak président Abdoulaye Wade di ko wax ne réew mi du réew moo xam ne dañ koy taal réew mu ñuy defar la réew mu ñu tabax la parce que président Macky Sall ba mu ñëwee juróom-ñaari at yi mu fi def yëpp ak li mu wane ak xar-xanam Sénégal bu mu changé tabax na ko tabax boo xam ne képp ku fi gëj 2012 boo ñëwee 2019 nga xam ne Sénégal mu ngi si loxo yu leer nañ réew mi nag ñun xale yi suñu réew la du ñu nangu ku ko taal du ñu ànd ku fi andi ay parce que ki ñu àndal muy président Macky Sall day liggéey pour jàmm am mais liggéeyul pour safaan bi maanaam pour fitna
nit nag foo sa fitna foo ko mën a amee boo ko dugalee si réew mi yaa koy muy yéen waat rek. ñaareel bi mooy Ousmane Sonko ñun dañu wax Ousmane ne ko réew boo ko bëgg a jiite da ngay am bàmmeelu biir maanaam secret d'état nga mën koo denc Sénégal nag parewuñ pour dénk réew mi ki nga xam ne du mënta denc secret d'état te nag wax dëgg yàlla bu dee majorité ñun am nañ ko ba mat sëkk boo ñu jëlee référendum bi suñ pourcentage gi nga nu mu amee doole bu ñu jëlee législative yi dañoo rappelé presque siège yi assemblée nationale. kon mbokk yi ci foofulee sax ci la ñuy tàbbiseeg yéen ak gëstu bés bi ak taxaw seetlu gi nga xam ne El Hadji Ousmane Sène def na ko jëmale ko ci tànki nemmeeku yi nga xam ne Ousmane Sonko dem na defi ji ko ci kii di Me Abdoulaye Wade mu doon nag loo xam ne daanaka ñu bari am nañ ci beneen jàngat waaye tamit àdduna ci violence bi nga xam ne tàmbali naa nuyu si géew politique bi ñu déglu si Ousmane Sène. ndekete suux bi nga tere nit ci sa nag ëllëg moom ngay soxla ci nagam mu war a suur sa cin suur say militant maanaam may la ndam tax ndam loolu nag foo ko dégg di nga ko dem jëli wala nga seeti ko Ousmane Sonko ci yooyu anam rek lañ ko mën a jàppee ci ndaje mi mu am ak maître Abdoulaye Wade ndax Abdoulaye Wade da di taarix ci symbole bi nga xam ne ci la jàngale ci opposé wu ci yor ci réew mi tey mu nekkaat ci système bi Ousmane Sonko bañ système bi nag ba joxoñ ko waaye leeral na ay kàddoom nee na moom bu waxee système bi singilu ci kenn nit waaye dana dafa am doxalin bu ay nit teg te moom àndu ci moom Ousmane Sonko waaye li tax nag ñu koy artu ñaari baatu wolof rek laa ci jàpp te mooy roy dàq moo tax nga taseek liiru jaan ci àll bi dóor ko bem dee te matu la ma tëggul sa mbokk waaye la nga ca jublu mooy mu màgg roy dàq mel na jaan bu mag ba tasoon sa jàngu maam ya daaw beneen ji bëriwul nit kon lii moo tax ñu ne Ousmane Sonko war a def ndànk ci mbiru Abdoulaye Wade nga xam ne itam moom ñëpp d'accord nañ ne njomboor la ci wàllu politique moo tax Ousmane Sonko dem na ci Abdoulaye Wade la mu fa jëli moom moo ko xam ak lim ko mën a yokk ba mu jot ci donkaase bi ndax itam la ca ëpp solo mooy jot ci donkaase boobu ndax ëllëg nag bu fa demee jot ci yëf yi jaarale ko ci Abdoulaye Wade nga xam ne nitu système bi la day naan soj bee bëri ba ñu wàllu ma soj wala dina mën a moytu lu tax du soj ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci système bi politique nag buñ ne campagne électorale lépp moo ci dagan gannaaw liñ ci aramal nag bokk na ci fitna gi jolli tey jii ta Tambacounda ba jël ay bakkanu doomu aadama ci ay jàppante yu doxoon ci diggante waa PUR ak Benno Bokk Yaakaar moo tax ma ne bii campagne électorale nag magum waxoon naa ko yu bëri nañ ci lool ndax jot nañoo artu ci violence boobu nga xam ne moo sos bii campagne ba tey jii mu dur jéeya politique bi nag ci campagne la ñu toll war a dem ci élection bu noppee itam mu am ku jël ndam li waaye béy sawaar ba mu ses ci ñag bi ndam la waaye itam sàggan ba liiraam jiitu la ci ñag bi ba màtt fa nit itam coono la lay jural ndax itam fu màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa raf dalle nag jàmm fitna gàngoog ci bile campagne électorale Walf Quotidien du ñu xamal ne ay jàppanteeg bakkan yu rot moo am démb ca Tambacounda gannaaw jàmmarloogu tar doxoon ci diggante ay militant PUR ak ay militant coalition Benno Bokk Yaakaar yéena cabinet ci jàmmarloo gi ni mel jaaseeg paaka rawatina xeer génn na fa yëf ya taroon lool saxaar sa ubale deret ga jax-jaxi yéena cabinet ñu xamal ne jafe woon na lool caravane PUR génn ca Tambacounda gannaaw bu ñu leen dar keppe seen cortège ba jël yoon di génn Tamba ngir wutali Bakel waaye mbooloo mu takku ñoo leen dogale woto ya xuus si ñoom am kuñ cafaat ci saasi yéen cabinet bu dee ca quartier dépôt ba ne ca Tambacounda fa la ndaw bi di Ibou Diop faatoo ci anam yu doy waar yéen cabinet ñu xamal ne lu toll ci ñaar fukki journaliste ak juróom-ñaar ñoo àndoon ak caravane PUR waaye ci yooyu le taskatu xibaar lu tolloog juróom-benn ci ñoom jëlee nañ ca gaañu-gaañu woto gañu dugoon ñoom taskatu xibaar dañ ko faf ba àbb seen tànk wutali fu ñu sooye seen bakkan yéen cabinet googule woto bus te yeboon taskatu xibaar dañ ko fa mujjee taal jéppét ay kàddoom ci Walf Quotidien Macky Sall di candidat coalition Benno Bokk Yaakaar jot naa métitlu lool li xew démb ca Tambacounda rawatina ñaawlu lenn ci leaderu politique yi kaddu ya ñu jot a yëkkati yàggut doon woo askan wi ci fitna loolee tàmbale feeñ Walf Quotidien taskatu xibaar yi dootuñu fàtte benn yoon seen bëccëgu démb ca Tambacounda dañ leen faa fitnaal toroxal leen bunduxataal leen waral kuréelu syndicat galeen boot di SYNPICS appel ak convention des jeunes reporters daal di méttitlu li xew wóolu ci saa si taskatu xibaar ya newoon ca Tambacounda ngir ñu ñibbisiwaat ci Ndakaaru daar yéena kaa bi di l'Observateur ne Tambacounda fës na lool ci bile campagne fa la bakkan yarote fa la jaamaarloo ga amee woon
démb diggante ay militant pur ak ay militant coalition Benno Bokk Yaakaar yéene cabinet lu toll ci ñaari bakkan rot nañ ca ndaw bii di Ibrahima Diop toll ci fanweeri at ak benn fala faatoo ak Cheikh Touré ñu gën ko xam ci mëcc toll ci ñaar fukk ak juróom fala faatoo ci jàppante ga doxoon ci diggante ay garde corps pur ak ay militant Benno Bokk Yaakaar ca Tambacounda l'observateur ne ay taskatu xibaar jot nañ fa dund lu metti am ñu jëlee ci ñoom ay gaañu-gaañu yu metti lu tollook ñeenti woto jot nañ leen fa taal yéene cabinet lu toll ci ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar te doon wattu kaaraange El Hadji Issa Sall ci pur ñooñee waa gendarmerie jot nañ leen a teg loxo nangu seen ngànnaay summi leen daldi leen monote yéene cabinet Les Échos déggal ko ne ponkal ya doon wattu kaaraange caravane pur gendarmerie jot na leen a teg loxo nangu ngànnaay gañu yoroon daldi ci ubbi enquête ci saasi yéene cabinet ñu fàttali ne foofee ca Tambacounda lu toll ci ñetti doomi aadama ñoo ca faatu ci ñooñee bokk na ci Ibou Diop di ab ndaw gu toll ci fanweeri at yéene cabinet candidat bi di El Hadji Issa Sall dañ ko wàccee ci oto gamu ne woon dugal ko ci beneen woto bu kenn foogeewul ngir mun koo rawale maanaam sooye bakkanam yéene cabinet bu dee taskatu xibaar yi ànd ak karabaanu Issa Sall woto gañu dugoon dañ leen a topp dañ leen a dàq benoone woto ba di taxaw ngoyongoy booti doomam maanaam kenn ku ne ci ñoom dem sooy ji sa bakkan ci dëkk bii di bootu mi soruwul ak Tambacounda yéene cabinet taskatu xibaar yooyu le la ñu amee woon ci matériel maanaam ci wàllu jumtukaay lépp la ñu tàllandoo ca biir woto gañu ne woon Aly Ngouille Ndiaye jaru ngi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi xam le ne ubbi nañ ci enquête te la ca war dañ ko ca def professeur Issa Sall daal dina dakkal campagne am ci saasi bu dee ka teewal pur ca Tambacounda këram nga dañ ko yàqati yéene cabinet 24 heures ne mangoog Tambacounda soobu ne ci fitna paak ak jaasi génn fa ba ci mbolde daxante ba takarnaase lool yéene cabinet fala faato moom dem si yàlla Ibrahima Diop doonoon itamit militant coalition Benno Bokk Yaakaar ca quartier dépôt la bakkanam rote keneen ku bakkanam rot di ab dawalkatu Jakarta ca Tamba soose fala ko oto fël beneen militant Benno Bokk Yaakaar ca l'hôpital la mujjee faatu taskatu xibaar bi di Ibrahima Khalil Sène bu IGFM jëlee ci ay gaañu-gaañu metti ba ci abulo yéene cabinet ba ci minibus ba taskatu xibaar yi dugoon dañ ko fa mujjee taal dar moom la Tambacounda dundu démb ñetti doomi aadama ñoo fa faatu lim bu takku ci ay journaliste jëlee fay gaañu-gaañu yu metti seen woto ba ñu mujjee ko taal jëppét Saint-Pix sàkku ci daar ci yooyu la taskatu xibaar yi ne woon ca Tambacounda ngir ñu ñib si ci saasi ci Ndakaaru yéene cabinet Tribune ne mangoog ak la xew démb ca Tambacounda di Benno Bokk Pur violence maanaam ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak waa Pur fa la fitna ba jógee ba am ñu ca ñàkk seen bakkan Macky Sall addu ci ne yoon dina def liggéeyam yéene cabinet enquête gis na li xew démb tiis na lool métti na lool toll ci ñetti doomi aadama yu faatu démb ca Tambacounda yéene cabinet gis ne boom nañu démocratie ci réewum Sénégal yéene cabinet Sud Quotidien ci campagne électorale gi ni mel fitna gaa ngi gën di jéggi dayo diggante waa Pur ak coalition Benno Bokk Yaakaar ba am ñu ca ñàkk seen bakkan ay journaliste jëlee ci ay gaañu-gaañu yu metti ña doon wattu kaaraange Issa Sall am ñu ca jot a teg loxo njiitu réew mi Macky Sall dànkaafu yoon dina def liggéeyam Ousmane Sonko joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi Macky Sall daal di woo opposition bi ngir ñu joxante loxo candidat Madické Niang daal di mettitlu la xew démb ca Tambacounda saaku ci procureur ngir mu saytu dossier gi ni mel ci lu gaaw yéene cabinet Source A tey ma wax leen na mbir ya demee démb ca Tambacounda gannaaw bu coow la jollee diggante Pur ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar fala ndaw bi di Ibou Diop di ab tailleur te tàkk soxna lu yàggut yéene cabinet ca dibiteri gamu ne woon fala déggee coow li génn daal di ci soobu bennoo ne ñu koy jàmpaaka mu faatu ci saasi yéene cabinet lu toll ci ñeenti woto lañ fa taal Vox Populi ne ñaari doomi aadama ñoo ca faatu Tamba tàbbi na ci fitna campagne électorale gi ni mel jax na lool ca Tambacounda professeur El Hadji Issa Sall daal di dakkal campagne am ci saasi Vox Populi ne taskatu xibaar yi daj nañ fa lu metti gannaaw bi ñu leen dàqe ba ci biir àll ba ca la ñu faf bàyyi woto ga ñu ne woon dem làqu ci dëkk bi di bootu ngir sooy seen bakkan yéene cabinet Le Quotidien bi les violence électorale ca Tambacounda pur sang maanaam deret ga tuuru na fa ñetti doomi aadama yu faatu te fare ci coalition Benno Bokk Yaakaar ay taskatu xibaar ñu gaañ leen ca caravane pur njiitu réew mi Macky Sall woote jàmm ci bile campagne électorale sàkku ci ay ñooñam ñu bañ a fekk ñi yee fitna yéene cabinet Direct Info ne dafa jekkul te jaaduwul bile fitna ci campagne électorale gi ni mel ak fu démocratie Sénégal toll askan wi xaaruñu woon li ni mel procureur ak njiitu réew mi Macky Sall war cee wax yéene cabinet critique ne yëf yi ëpp na loxo ci jamono ji Ibou Diop di ab tailleur fekk baax ca Tambacounda bakkanam fa la des yéene cabinet Le Soleil des ci campagne électorale gile ak juróomi candidat yi dagaan baatu askan wi bu dee candidat coalition Benno Bokk Yaakaar di Macky Sall ma nga woon ca Ziguinchor jaar Goudomp ak Oussouye fa la yëkkatee kàddoom xam le ne saay bu faluwaatee ci boppu réew mi daañu jukki lu toll ci juróom-ñaari milliards tabaxee ko réew mi maanaam suqali réewum Sénégal njiital Pastef Ousmane Sonko ne woon ca Casamance ne suqali Casamance ci wàllu koom-koom doon na lu ko yitteel Idrissa Seck ma ne woon ca Sédhiou ne la ko yitteel bokk na ci fexe ba bépp gox ci réew mi am suqaliku ci wàllu koom-koom yéen cabinet Dakar Times su ne xanaa Union européenne day xaar ba musiba am ci réew mi mu doog a àddu ci li xew Dakar Times su ne xoolal ma fichier électoral beeg coow li ci am ci parrainage bi am ci carte d'identité biométrique yi te ba tey yëf yi giifagul Dakar Times am jaaxle lool ci tekk-tekkaaral bi Union européenne def ci li mun a xew ëllëg ci Sénégal te mun a tàbbi ci musiba yéen cabinet suñu lamb xëy di ñu xam leeg Ama Baldé mooy mbër mi
mi toog lu tolloog juróom-ñaari at te déggul muñal saay bu amee combat boobu tey daan ci lu gaaw ñu lamb na ci juróom-ñaari at yi le Ama Baldé daan na fi Ama Neex daan na fi Malick Niang daan na fi Tapha Tine daan na fi Zos daan na fi Papa Sow ak ñeneen ndax bu dee doole am na ko mun na bëre gàllaaj am na ko mbooloo am na ko yéen cabinet doomu Pikine mi le ana ban mbër moo ko mun a téye ci lamb ji. jërëjëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax Isaaxa Diagne mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanug sunu gaal ñu yendoog jàmm